ñu xool gis ne li ko waral daal mooy daara yi te comme ca France booba daara yaa ngi ànd ak ñoom. booba daara yaa ngi xam nga ñoom dañuy fekk daara yi muy dox xam nga dama ne la ci 11e siècle ba 18e siècle 19e siècle daara yaa ngi fi. ñoom nag biñ ñëwee gis ni xool lu tax seen école yi mën di génn seen cadre lu tax sénégalais yi gedd école bi lu tax nangu cee jublu analyse yi ñu leen jox mooy daara yi moom mooy point bi ci gën a jiitu. te comme ca France ci 1840 am na charte bu fa génnoon ni bu kenn ubbeeti école te amuloo autorisation ñu ne nañ xool nu ñu jëlee loi boobu appliqué ko fii ci Sénégal préfet apostolique bi nga xam ne moo fi nekkoon jamono yooyu kenn la woon ci kàngamu colonial yi bind ministre de la colonie di wax ak moom ci affaire boobu nekku daal dañoo war a bind ci moom rapport bu dangereux ci affaire daara yi wax ci loo xamante ne lii da koo rëyal ba pour que ministre bi jël décision ministre bi joxe ndigal ne léegi arrêté 1840 bi nañ ko appliqué mais gouverneur bi fi nekkoon jamono yooyu moom gisu doon ne léegi arrêté bi war nañ ko mën a appliqué Sénégal moom appliqué ko ba mu dem bi mu demee fédéral bu ñëw fédéral bi mu ñëwee fekk fi difficulté yooyu yëpp fekk fi rapport bi nga xamante ni bi préfet apostolique bi noonu na ko fekk fi recommandation ministre de la colonie fekk fi ne seen école yi naan tànc mënuñu fee génn léegi moom it mu basé wu ci arrêté 1840 bi nekk biñ ba amoon France pour que jéem a initier benn arrêté boo xam ne day sant sëriñ daara yi pour que ñu wut autorisation ñoom sax bi ñu defee seen jàngat boobu dafa am ñaari politique yu ñu teg politique bu njëkk bi mooy nañu fexe ba daara yi du mën a nekk concurrence suñu école yi nañ ko faiblir nañ ko néewal doole nañ ko néewal doole ba du mën a concurrence ñun xam nga ay naaw la ñuy concurrence ñaareel ba comme nit ñi dañoo bëgg arabe nañ utiliser langue arabe pour xëcc nit ñi suñu école tàbbal ko ci li ñu jàngale. waaw ñu teg ñaari politique yooyu nañ néewal doole école arabe bi ba du mën a concurrence ñun aussi nañ ko jéem a moderniser pour jaat ci samp suñu civilisation moo tax modernisation des daara bi ñuy wax nii tey loolu depuis 1841 la depuis 1851 idée bi mu ngi fi ñu ngi koy doxal léegi pour que nag yu jéem a doxal politique boobu moo waral ngay dégg ñu naan arrêté sangam arrêté sangam arrêté sangam ñoom jël nañ fi arrêté yu baree bari yoo xamante ni yi loolu moo tax arrêté yi ñoom bu ñu defee benn arrêté rek dañuy seetlu que ni sëriñ daara yi bu arrêté bi xasee toog rek dañuy créer ay contournement dana am nu ñu ci mën a génnee. parce que arrêté yu njëkk yi dafa limité woon naan ci biir Ndar ñu génn dem ci banlieue Ndar heure bu benn arrêté ñëwee rek dañuy gis ne am na ñoom meneen pexe mu ñu mën a def ba ñoom mën a teggi arrêté bi def li ñuy def bu ko defee buñ gisee faay yooyu ñoom administration coloniale dañuy ëlbatiku génn andiwaat beneen arrêté boo xam ne dañuy fexe fàtt tur yooyu nga xamante ni amoon na ci arrêté bu njëkk bi noonu la ñu nekkee di ko def ba 1911 ñu gis ne ñoom ñu ngi réussir ay jéego ci li ñuy def mais seetlu nañ ne am na ñoo xamante ne bii dañuy dem jàngi alxuraan ba pare doog a ñëw jàng si français ñu gis ne ñi nga xam ne dañoo mokkal alxuraan doog a ñëw seen école tubaab bi influence bi ñu bëgg ci ñoom ci tubaabe leen duñ koy réussir ñu génne benn arrêté ne képp koo xamante ne kii amati nga fukki at juróom-benn dootoo dugg école bi ñëwee ba 1917 nag ñu gis ne ñoom départ nañu réussir nañu seen terrain bi tegu na ci yoon bi ñu génne benn loo arrêté ne école arabe yi dootuñ école xam nga am na taal dañu ko fekk ne école la nañ ko organiser te organisation ba xam nga yow yaa ngi organiser benn mbir muy développé wu nga ne bon xam nga looy organiser da nga ci war a jublu mu développé wu mais ñoom rapport yi ñu bind toujours rek mooy école arabe yi sont dangereux école coranique yi parce que ñu ngi gën a développé bon ñoom baatu organisation bi ñu utiliser seen texte yi pour prétexte la mais du organiser mais pour xeex la à partir de 1917 nag ci lañ ne daara alxuraan du école xam nga loolu moo ñu indee ñun arabisants yi ñu jàpp ne xam nga comme du école ku fa jàngee doo jàngkat analphabet bi ñu considéré ne ku jàng arabe jàngoo loolu depuis loolu la départ ñoom biñ jëlee politique gu bu daara yi mën a concurrence ak suñu école yi ci lañ def loolu yëpp wala politique gu jëlaat beneen politique gu ne nañ jéem a jaar ci daara yi pour que samp suñu civilisation parce que ñoom it seen politique bokkoon na ci nañ fexe ba nit ñu bëgg ñu nangu suñu nekk ci réew mi léegi
ñu commencé di def politique de modernisation des daara ne nit ñi nañu jàngale seen daara yi ñaari waxtu français par heure mujj gi ñu ne sëriñ daara bi ci boppam nay jàngale français boobu mujj gi ñuy organiser ay cérémonie fin d'année ci ne mbooleem école yi nga xamante ni am na ay jàngale élèves yu ràññeeku ci ay discours français ñu defal leen ay prix defal leen ay cadeau dañoo def fànn boobu. leneen lu ñu defaat mooy nañ jaaree ci langue arabe parce que langue arabe comme seetlu woon na ni nit ñi dañ ko bëgg nañ ci jaaree pour que léegi xëcc nañu suñu école bi mu ko defee léegi 1854 lañ ko njëkk a commencé ñi ko doon def sax du woon jullit ay missionnaire lañu. nu ñu daan def mooy bu ngoonee day dem ci bon mais professeur bi nga xam ne moo njëkk a def expérience bi da daan def bu ngoonee mu dem ci sëriñ daara bi mu jàngal ko alifun baawun taawun bu xëyee mu jàngal ko élèves yi. day dem jëli joxe. waaw parce que ñoom dañoo jàppoon nit ñi daal bëgg nañu arab bëgg boo xam ne fu arab ne rek ñu fekk ko fa comme fu arab nekk ñu fekk ko fa ñoom nañ fexe ñun suñu école yi ñu ciy def arab bi. jamono yooyu demoon na ba gouverneur bi fi nekkoon léegi ñoom convaincre nañ ko pour que mu créer benn école arabe ci Ndar moom d'accord na sax ci principe boobu noonu mais dafa joxoon ñaari sarta bu njëkk bi mooy école yi bu ñu jàngale diina ñaareel ba directeur bu mu nekk wolof. parce que peut-être que ñoom gisoon nañ ne soppi leen daal dafa am jafe-jafe bu ci nekk mais projet boobu dañ koo tëral loolu mu ngi nekkoon ci ay 1837 biñ ñëwee nag ba 1906 bi ñëwee 1906 léegi ñu gis ne école bi daal vitesse bi ñu ko bëggal amuñu ko ñu ne bon projet école franco-arabe boobu projet école arabe ba ñu waxoon nañ koy créer est-ce que dañ ko indiwaat. jërëjëf oustaz Babacar Dieng damay bañ tomb bu njëkk bi jël suñu yëpp parce que sinon xam nga waxtu bi dafa bëriwul. oustaz Babacar bu ñu la déggee kon mel na ni njàngaleem arab islamique bi moo fi jiitu colonialiste donte jamono dem na ba am ñoo xam ne bëgg nañu saxal ne colonial bi njàngale mi ñu fi indi moo fi jiitu mais xel mënu ko nangu ndax séparer njàngaleem islam ak l'islam arab nga bëgg ko séparer ak l'islam mënul nekk ndax alquran moo ko firndeel. yàlla moo ko wax ci alquran mu firndeew alquran dañ ko wàcc muy luxal arabiya kon diine luxal arabiya la bon feeñal nga ne def nañ ci ay jéego yu mag ñoom pour jéem ko daaneel wala jéem ko néewal doole dem nañ ba mujj gi ñu imposé na balaa kenn ubbeeti daara alquran faw nga am li ñuy tuddi autorisation defe naa ne gouverneur bi fi nekkoon jéem ca xaw ko ragal ba fédère bi ñëw doon ko appliqué bon ñu dégg ci sa wax it wane ne loolu dafay dikk di firndeel ne kon luxal arabiya bi lu leen sonaloon la demoon nañ ba gis ne ak fiiraanga dox na seen diggante xañ na dem nañ dem ba ci jamono mujj gi ñu seexal ko mais xañ na dana gën a leer ci di ñëw tey Oustaz Babacar ñu ñëw ci beneen tomb mooy gannaaw bu ñu xamee ne nii la njàngu arab doon rouler ci biir réew mi ci jamono colonial ak laata colonial bi ñëw biñ xamee nii lañ doon xëccoo ci seen biir nii la leen colonialiste yi doon xeexee nii la leen njàng mi seereew nii fàtte woon ci seen diggante léegi nag kon mel na ni jamono dox na di dox ba sim yàgg ñu ne am nañ indépendant am nañ liberté ñu bëggoon xam luxal arabiyya keroog biñ déclaré ne Sénégal am na liberté am na indépendant moom na boppam lan la luxal arabiyya jëriñu ci ngelawal liberté ak ngelawal indépendance. waaw laajte bu am solo waaye bala may tontu ci loolu damay wax ci indépendance. xam nga indépendance arabisants yi ñoo ko njëkk a réclamé. arabisants yi. waaw ci naka. délégation bi amoon bourse mairie de Dakar doon jàngee ji Algérie en 1950 ak 1951 ñoom bi ñu demee foofu gouverneur général fii ci Dakar dafa demandé woon administrateur colonial yi nekkoon Algérie pour que ñu leen di yëddul xale yooyu naka lañ fa nekk ay yan xalaat lañ yor ñoom ba ñu xoolee gis nit ñi seeni waxtaan yëpp ci affaire indépendance la ci lañ waxee informé gouverneur général loolu léegi ñu prévoir pour que refoulé leen. 1900. ñoom 1953 leen refoulé mais ñoom ñu ngi fa dem 1951 premier groupe bi. beneen groupe bi ñëwaat 1950 mooy premier groupe bi deuxième groupe 1951 ba ñu nekk fa 19 personnes. 19 personnes yooyu nag ñoom dañ doon xalaat tuuti ci affaire l'indépendance bi nga xamee ni gouverneur général xam na loolu da leen a woon ne leen. léegi yéen ñaari choix laa leen di jox ngeen dem France jàngi ji fa wala ngeen ñibbi Sénégal. am ñaar ñu d'accord dem France ñi des na ñoom duñ dem France dañuy ñibbisi ñu ñibbisi
ñooñu bi ñu ñëwee léegi ci octobre 1953 ñu créé benn union culturelle musulmane mooy UCM. UCM loolu moo ko créé bi ñu ko créé ñoom seen discours yi ñu doon def discours religieux yi ñu doon def yëpp ñu ngi ko daan tëjee ci war nañu xalaat ci jéem moom suñ bopp. donc ñoom à partir de 1950 ñoom ñu ngi wax affaire indépendance